proposition yi nga def c'est l'idéal loolu la état war a def noonu la acteurs sociaux yi war a def ngir ñu mën a moytu yenn situation yoo xam ne daf ñuy yóbbu ci loo xam ne xamuñu ko mais ak li ñu gis actuellement gis nañu ne ku wax xalaatam actuellement te loolu la ñu xeexoon avant 2012 ku wax xalaatam ñu jël la jàpp la wax la lu tax nga wax lii lu tax nga wax lii mu mel ni dafa am benn atteinte à la liberté d'expression et cetera et cetera est-ce que à ce rythme-là jàpp nga ne li nga proposé comme idéal pour ñu stabiliser société bi est-ce que jàpp nga ne dina mën a antu ci situation yooyu ci conditions yooyu. déggoo li ma wax de gis nga foog état bi am tolérance bu rëy pour que nit ki bu fekkee ne yëkkati na xalaatam mu wax ko xam nga am xalaat boo wax sax nit ki su fekkee ne jàppuloo ko waxoo ko nit ñi duñu xam sax li mu wax lan la léegi bu fekkee ne ndax wax na dara wala bind na dara maa ngi xalaat commissaire Sadio ci sama gis-gis vraiment du ko xam ne tey ak li mu bind gis naa liir naa ko walaay jar naa jàpp ba di yóbbu ay dig déedéet pour man jaru ko wax dëgg yàlla jaru ko kooku bu fekkee ne def nga ko dimbale woo Macky Sall waaw dimbale woo Sénégal donc bu ñu nekk ci ay moment yoo xam ne ay moment yu difficile la gis nga wax yooyu sax paj la day faj jàngoro wax yooyu ñun ñi di ko dégg rek des fois day faj seen jàngoro bu fekk ci situation yoo xam ne ay situation yu difficile la donc man sama gis-gis mooy vraiment il faut lii nga xam ne mooy liberté d'expression dafa nekk liberté boo xam ne c'est une liberté constitutionnelle donc liberté constitutionnelle dafa am doole lool gis nga Amérique moo nekk seen premier amendement seen constitution te bi nga xamee ni George Floyd kii ne gars yi génn ñu wax ñu ne suñu liberté d'expression ñoo ko moom dañu ne sax fàttali wuñ coronavirus mais danañu génn manifester donc liberté d'expression am na solo parce que liberté d'expression dafay tax li nga xam ne ñin ñi ñu ngi ko amee mu ne seen biir ñu génne ko li nga amee li ne seen biir nga génne ko moo gën nga yeewu suba di wut beneen gànnaay donc c'est symbolique ça veut dire que yooyu yëpp c'est peut-être naka laa koy waxee une violence symbolique mais violence symbolique boobu mooy moo ëpp violence pour de bon donc au moins kooku espèce su valeur ersastique la am donc jarul nga koy criminaliser boo ko criminaliser beneen étape ngay indi donc pour man vraiment liberté d'expression ak lu mu métti su fekkee ni tu as un état qui est fort voilà nga am chef d'état am chef de parti day ne problème sax léegi sax ñi nga xam ne newuñ chef d'état def chef de parti toppatootuñ loolu donc Afrique laaj na comme ni ma ko waxee rek bu ñuy tabaxaat ba pare aussi tabax éducation parce que nit ñi boo leen éduquer ci seen bopp rek ba nga xam ne éducation bi am na solo am na yoo xam ne sax duñ fa egg donc foog ñu dellu si waat ci éducation di ko wax c'est vrai que occidentaux yi dimbalewuñ ñu bailleurs de fonds yi dimbalewuñ ñu yàq nañ suñu éducation yàq suñu lii di suñu université mais léegi fii ñu jëm nii dañu war a am pas-pas ak fulla ak fayda joo xam ne lii nga xam ne mooy suñu développement ñu xalaatal sax suñu bokk defal ko suñu bopp du ay nit yoo xam ne ñooy nekk Washington rek ne mbir mi nii la voilà nga di voilà politique d'émergence pour le Cameroun boo demee ñu ne le Gabon émergent boo demee ñu ne le Sénégal émergent boo demee ñu ne le Cameroun émergent waaw xam nga dëkk yooyu bokkuñu. d'accord est-ce que même ci kaw Cheikh Yérim Seck di taskatu xabaar bi mën nañu jàpp lool comme le cas de Boubacar Sadio ne nit ñi dañ leen war a bàyyi ñu wax ci kaw justement Cheikh Yérim Seck lan nga ci xalaat yow. bon xam nga kaw Cheikh Yérim Seck xam nga journalistes yi ils sont protégés liberté d'expression daf leen protéger liberté de presse aussi daf leen protéger donc bu fekkee ne dañu naan journaliste bi génneel sa source waaw yow journaliste nga xam nga loolu c'est sacré. ci profession li ñu wax éthique ak déontologie mayu la yow li nga xam ne mooy sa source nga def ko waaw léegi nag journaliste bi aussi am na ay preuves parce que aussi li mu wax tamit ñëpp xam nañ ko mais léegi ci lu bëri da ngay def démenti ne li amul nga def sommation interpellative di loolu amul. mais ci état développé yi bu journalistes yi génnee journaliste d'investigation dafay ay révélation c'est le juge d'instruction ci boppam wala le parquet ci boppam mooy autosaisir ne lii dama koy leeral voilà wala gendarmerie ci boppam ji si ni section bi de lii lañ leen di tuumaal xaaral ñu seet bu fekkee ni set na ñu génn ko
ne journaliste bi ñun def nañ lii léegi nag lii foog nga leeral ko ci li nga yore ak li ngay wax waaye bu ñu nee nangam rek nga jàpp journaliste bi tëj da ngay yow ci sa bopp sax da ngay indi ay soupçon donc sama gis-gis daal loolu jarul ñuy continuer d'ailleurs gis naa ne juge d'instruction bi def na loo xam ne daanaka kenn mësu koo gis Sénégal ah donc loolu tamit xam nga justice bu defee benn jéego da nga koy rafetlu yaakaar naa Samba Sall la tudd de Samba doyen des juges maanaam par rapport ak réquisition bi nga xam ne moom le procureur def ba pare mu ni ko demal sa yoon mais indi na norme bu bees ça veut dire que gis nga li ñuy wax jurisprudence boo ko defee yow ci sa bopp da ngay contribuer ci progression wu société bi donc moo tax man dama ne Samba Sall vraiment je lui enlève mon chapeau et puis li mu def war nañ koo gis war nañ koo def ba nga xam ne la norme du jàpp nit ki rek tëj la norme c'est la liberté la norme c'est la liberté tëj bi exceptionnellement lañ ko wax surtout temps wu coronavirus bi et puis ñun bari na lu ñuy tëj yomb na lool dañ seet nag ci kii yi nga xam ne panoplie yi nga xam ne mun nga ci punir nit te doo ko yóbbu kaso waaw loolu lu am solo la seet na bu fekkee ne da nga koy rusloo it nga rusloo ko ndax ñu koy def nga def ay affaires yoo xam ne dañ lay solal pancarte nga ne maa def lii ku ñëw romb la gis la et cetera comme ça se passe aux États-Unis et dans certains pays war nañu xalaat daal nan la ñuy def ba nga xam ne rek bu fekkee ne yow def nga loo warta def te jarul tëj ñu seet ban solution la ñuy am que ñu lay tëj kooku am na solo lool te it dañ koy wax journaliste itam c'est vrai am na yoo xam ne boo ko amee comme Canard enchaîné li ñuy liggéeyee bu ñu defee seen investigation dañuy génne lu tuuti comme li ñuy wax le pic de l'iceberg nga daal di wedd ñu génnewaat xam nga ñoom dañu am sax benn cassette boo xam ne pour kaso la rek pour bu ñu leen yóbboo tribunal xaalis bu bëri te journaliste d'investigation tamit boo leen seetee muy ay Mediapart bés bu ne nga gis ñu indi mais bu lu ñu wax ba denc ko gars yi weddi da ngay gis ñu dem ba ci àgg ba ñoom ñu indi ay preuve affaire yi sotti kii nga xam ne ministre la daaneel nañu ministre yu bëri yu mel noonu ay ministres yoo xam ne sax bon yu am solo la woon ministre des finances de l'économie nga xam ne bari xam-xam bari truc ñu daaneel leen donc journalisme d'investigation tamit formation bi war nañ ko def dëgëral ko ba nga xam ne bu fekkee ne yaa ngi génnee sa ay affaire comme ni ma la ko waxee rek nga am lu tuuti waaye li ngay denc mu ëpp li nga xam ne sax moom nga joxe. période colonialisme mais boo jëlee Faidherbe ça va c'est que amul woon discontinuité ak période coloniale ak période post-coloniale c'est que période post-coloniale mi ngi jeex li ñuy wax le post-colonialisme mi ngi jeex indi ère bu bees bi nag si tu veux dina indi ay xalaat yoo xam ni c'est divergent jóge fii jaxasoo mais ci fu bees foo xam ne foofu la ñu war a jëm loolu nag bu fekkee ne dafa am da nga koy anticiper soo bañee feebar waaw anticiper ko nag mooy nga indi borom xam-xam yi ak borom xam-xam yëpp parce que borom xam-xam du ñu jàng kii rek de tubaab déedéet xam nga tey booy xool ñi jàng tubaab ñi nga xam ne ñoo nekk élite occidentale damay jël rek Mali nga jël tey élite yi nga xam ne ñoo jógee en Orient. mais booy xool dafa mel ni élite occidentale ñi ngi daanu ñi nga xam ne jóge Orient ak arabe ak l'islam bi ñi ngi jóg mais naka la ñuy boolee seen xalaat boole seen doole te du ñëpp nag parce que aussi il faut que ñu xam ne que am na ay institutions yoo xam ne aussi ci pratiquement ci colonialisme bi la jógee même mu nekk ay institutions islamiques ñooñu nit ñu ngi crise yooyu yëpp la ñu toog xalaat maanaam bu fekkee ne dañu nekk ci confréries yi war nañ toog xalaat tey waaw xoolaat gouvernance bu bees ak fii ñu jëm nag la ñuy demee donc ñu boole ñii nga xam ne ay ci arabe la ñuy jàng te am xam-xam ci arabe ak ci diine ñii nga xam ne aussi ñu ngi ci jàngu bi jàng am seen xam-xam ci diine ak ñii nga xam ne aussi ñu ngi jàng ci école ak élite yi ñun ñëpp ñu boole suñu xam-xam ak ñu ne ci suuf bañ xeeb kenn waaw bokk xalaat ni waat ñun nan la ñuy tabaxaat politique parce que politique foo ñu tabaxaat nan la ñuy tabaxaat démocratie naka la ñuy tabaxaat suñu koom-koom ak fii la ñuy jëm naka la ñuy tabaxaat
lii nga xam ne mooy avenir u nouvelle génération bi c'est extrêmement important parce que xale yi xeex nekk Boko Haram ay xale lañ ñu bokk génération ak ñi nga xam ne ñooy def révolution ay Irak yi ngay dégg ak ay naka ma tuddati aussi boo demee Guinée Conakry kii laa lay wax kay man sax bul sori waaw ñi ngi xeex donc boo gisee Algérie nga gis Mali nga gis fu ne maanaam cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.